tolluwaayu Thiès nag ci lu gàtt maanaam këru liggéeykaay bi fi gën a mag bi nga xam ne mooy yaakaaru Thiès muy régie des chemins de fer fi ñu toll nii mi ngi ci redressement judiciaire maanaam fii ak décembre su fekkee am na yu ay actes yu mag yoo xam ne defuñ ko ci mën na mu tëj te loolu su amee am njombi lu rëy la ci biir Thiès suñu gisee weesoo loolu régie de ICS nga xam ne bu njëkk ba dañu doon wax le fleuron de l'industrie sénégalaise tey jii en 2000 il y avait 2500 personnes yu fa doon xëy di liggéey di ay sénégalais ren jii 900 la ñu toll di fa liggéey balekat ya liggéeykat yi engin ya ñuy liggéey ñépp léegi ay indien la NSTS ba mu ko suuleeg léegi yàgg na loolu lépp nag ñun moo tax ñu jóg yaakaar ci président Macky ndax président Macky nag am na ambition bu rëy pour Thiès te ambition boobu man mii mën naa ko firndeel ndax président Macky Thiès gii la njëkk fayeeku salaire stagiaire phosphate de Thiès jël salaire ba yónni ko ay waajuram ñaanal ko ñaan googu moo ko topp ba tey jii mu gën jiitu ci ay moromam loolu moo tax ñun ñu xam ne ko moom am na njukkal lu rëy lu mu xam ne warloo na ko ak waa Thiès ambition boobu ak njukkal googu mu waral waa Thiès loolu la ñu bëgg ñun tey président Macky def ko maanaam régie des chemins de fer ñu def un conseil interministériel sur les rails ba nga xamante ne luy problème boo xamante ne mi ngi ci régie des chemins de fer ñu mën koo liggéey mën koo saafara ci li gën a gaaw ndaxte fi mu ne nii li ñuy wax ne dëkk baa ngay lakk su weesoo loolu ñu ñaan niveau des ICS ñu liggéey fa xoolaat renégocier suñu contrat ICS ak indien yi ba nga xam ne sénégalais yi dinañ ci mën a gis seen bopp gën cee gën a xeej ñu nit lu ñu bëgg ci tamit moom mooy au niveau de NSTS ñu seet nu ñu koy defee ak nu ñuy liggéeyee ba NSTS daal di dekkiwaat ñu bëggaat tamit promesse yi nga xam ne président Macky defoon na ko maanaam def de Thiès une université technologique ñu daal di koy président Macky mën koo def li mu defoon tamit ñaanal ko ñun di ko koy ñaan mu terminer ñu suñu chantier yi nga xam ne lu yitteel nañu lool ba pare tamit pour faire yëf yi gën a neex mu xëcc autoroute bi mu yegg si suñu dem ak dikk Dakar gën a yomb loolu daal la ñuy ñaan président Macky am ci moom yaakaar bu rëy ba tax ñun ñu dugg ci di ci xeex ba tax ci rip problème mu ñemee Idi parce que Idi sama xarit la woon sama xarit la sax ba tey ndaxte yàgg nañu man may ñëw Thiès dafa am ay xaritam yu tudd famille Attal Jacob Attal moo ma indi Thiès ñoom laa njëkkal bokkal cabinet mu tudd cabinet Attal Ndiaye kon maa ngi moom seqaloon nañu ay teraanga man ci sama jëm bopp en tant que Thiessois bañ ko tooñee ñun bokk nañ ci ñi nga xamante ne dañ ko mettitlu ba pare xeex ko def nañ ci suñu alal def ci suñu kàttan waaye mosuñoo dugg ci biir politique dañ daan jàppale ndax Thiessois la ndax Thiès mooy dëkk boo xam ne dañ koy mën a méngale ak syndicat soo laalee kenn ñëpp jóg xeex ba pare doog a laajte lan ngeen jote waaye nag sama diggante ak président Macky Sall diggante boo xamante ne la Benno Bokk Yaakaar moo ko teg moo ko lal te xam naa ne président Macky ku ma wóolu la xam naa ne luy ñaaw ak luy ñuul ci sow bi du ci moom lay jóge kon ñun tànk loolu mi ngi rek ñu dinañ ànd ak président Macky Sall di ko jàppale ba Benno Bokk Yaakaar bi gën a dëgër. maa ngi tudd Gora Diop dëkk derrière pharmacie du Camp bëgg def témoignage tuuti si docteur Pa Amadou Ndiaye gynécologue bi nga xam ne moo nekk Fukki Bunt. ñun Thiès dañuy sant ba ñu amee ku mel ni Pape Amadou Ndiaye ndax koo xam ni ba mu nekkee Thiès ba léegi koo dajeel kër goo dugg ma ngay wax lu baax li mu doon def ba tey mu daanu ba tey mu dugg ci langue politique ndax fu ñu dugg dem fa tax di leen seeti dañ naan ñu bu leen wax kooku moom lu ñu defal foog ñu delloo ko njukkal ku mel noonu nag la doomu Thiès doon wër ba mu ànd ak président Macky
ndax boo xoolee ñaari ñooñu dafa mel ni yàlla moo xam boole, ndax koo xam mës a dugg ci politique am yenn vertu yi Sénégal ñu fal président bu mel ni Macky sa àdduna bépp naw ko, ñu bokk jikko bokk gis-gis, kon ñun Cees waay ñun ñoo war sant suñu boroom. ndax ki nga xam ni lenn rek moo ko ñor lu dul Cees ñoru ko, amu doomu aadama yi seeni soxla moom lay xëy guddi ak bëccëg. ndax foo ko waxee mun la fu mu nekk nii mënatuma nelaw ngir tànk doomi Cees gisaguma ku nekk am si loo jàpp, muy xale yi muy ndaw ñi muy mag ñi. surtout nag li nga xam ne nag sumb na ko muy jigéen ñi. soo waxee mu ne yërmande gi ma am ci jigéen ñi ndax lu ñu am yut ma ko balaa may noppalu daal damaa bëgg. bon maa ngi leen nuyu, maa ngi tudd Assane Mbaye nekk responsable des jeunes commune d'arrondissement Thiès Ouest, nekk ci APR ba muy nekk APR ba léegi. donc suñu gisee sama engagement politique ci wetu docteur Pape Amadou Ndiaye dafa fekk ni politique bi nga xam ni moom la indi bi mu duggee ci parti bi, politique boobu man moom laa opté pour def ko, muy politique de développement. dimbali nit ñi ba nga xam ni kenn ku ci ne dootul jar muy ñëw sa kër di la seet si di la laaj ordonnance wala mu lay solliciter dara, parce que jàppale nga ko jàppale bu concret boo xam ni dina suqali goxam. ndax politique biñ fi doon def boobu ñun dañu bokkoon ci ñi ko doon xeex, ci di ko xeex ci mbedd yi, di ko xeex au niveau du M23 avec nos amis de Y'en a marre. donc suñu demee tey ba gis koo xam ni politique boobu ñu doon xeex moom indi na bi nga xam ni moom la ñu bëgg, du ñu def lu dul engagé wu politiquement à ses côtés. mais néanmoins dañuy tenir ay relations yoo xam ni yu sori la ak surtout sunu grand frère Thierno Alassane Sall mi nga xam ni suñu toogee APR ba tey yàlla ak moom la. ndax mën nga indi ay firnde ne docteur am na jéego yu ndox ci parti bi. waaw am na jéego yu rëy yum ci dox, ndax man ñëpp xam nañ ma ci biir APR. tey jii ci bi mu ñëwee ci laa am fitu seeti ay kilifa yu mag yoo xam ne ay kàngam la ñu woon ci biir dëkk bi, ak ay kàngam yoo xam ne newoon nañ ci yeneen parti yi, wala ay grande dame yoo xam ni li ñu ak seen capacité de mobilisation jéggi na dayoo. moom bi mu dugg see ci parti bi ba commencé politique, man ci laay soog a mën a dem décrocher ji ñooñu ñëw teg ko ci loxoom, parce que xam naa ne su leen bootee fa ñu bëgg a jëm politiquement ci développement dinañ fa àgg ci biir Thiès. jéego yeneen yi ci des tamit mooy moom bi mu ñëwee la APR sol yére bu bees boo xam ni ku ko gis su doon jigéen la ma ni ku ko gis bëgg ko. donc moom loolu la ci indi ba touche bu bees boobu la ci indi, moo tax muy touche bu am solo. kenn ku ci ne war cee jànge ni ko mu jàppale surtout côté bi ma féete jeunesse thiessois, parce que jeunesse la boo xam ni amuñu xëy amuñu dara ci mbedd yi la ñuy toog. ñàkkum xëy googu moo ñu indil phénomène Jakarta yi, parce que c'est des diplômés, c'est des artisans yoo xam ni seen métier doyatu leen ñu jugg ci loolu. beneen bi mooy mu relancer ñu chantier de Thiès yi, parce que amoon nañu ay leaders yoo xam ne ñu ngi fi woon ci beneen ci gouvernement bi fi nekkoon, mais amuñu woon fit wax Ablaye Wade na àggale chantier yi. donc ñun li ñu bëgg mu àggaleel ñu chantier yi, industrie yi fi nekk textile bi ci NSTS ICS régie des chemins de fer mu suqali leen, mais aussi mu jàppale suñu responsable yi nga xam ni ñoom ñoo nekk à Thiès, gën leen a teg loxo, gën leen a jox cër, parce que Thiès politiquement yemul ak beneen dëkk ci dayoo politique ak xeex politique bi nga xam ni moom la bëgg a séentu à Thiès. loolu dafa am lu koy def, loolu koy def nag ñu ngi ko ciy xaar. waaw man maa ngi tudd Mame Mbaye Tounkara, man maay premier secrétaire général adjoint du syndicat Sutrail affilié à la CNTS FC. maa ngi liggéey chemin de fer, def naa fa 28 ans. bi mu nekkee régie de chemin de fer xaw naa ci fekkee tuuti SNCS ba ni ñu duggee Transrail. waaw léegi nag yàlla def na li gars yi di wax naan fekkee ba ci boole, ba tax na bon vraiment docteur Ndiaye wax dëgg yàlla ñun xam nañ ko, yàgg na suñu mag la. mais nag bi mu duggee ci politique sax xaw nañu jaaxal ndax jikkoom ci honnêteté, ci dëggu, ci sincère. mais nag
dama yaakaar ne tey xëy na politique bi nit ñi di woote ci ne dañu war a changer un nouveau type de sénégalais moo ko ci dugal. yàlla def na nag bon Transrail nekk ay difficultés yoo xam ne bi ñu privatiser Transrail ak léegi mu jéggi dayoo fan yi nag ñu dégg ko mu ciy wax di ci dox vraiment ñun ñi cheminots yi ñu gis ci suñu bopp waaw ba tax na politicien bu mu mën a doon bu ne bu ciy yëngu rek ñun dañ koy yëg rax ci doole nag moom bi mu ci diggee ak léegi yëg nañ ci ay jéego yoo xam ne ci suuf yu mu bëggul sax kenn yëg ko ñun yëg nañ ko mu dox ko auprès des autorités pour ñu fexe nu ñu suqaliwaatee Transrail ndax Transrail toll na foo xam ne fu mu toll nii buñ ci teelul wax léegi fii ak décembre day tëj ndax dafa nekk ci ay jafe-jafe ba ñu déposé woon benn règlement préventif mu nekk sous mesure judiciaire actuellement fu mu toll nii dañu joxoon benn préavis d'1 an pour que maintenant à partir de janvier ñu commencer respecter le concordat préventif bi ñu proposé woon tribunal Bamako donc à partir de 1er janvier à partir de janvier 2013 ci la maintenant war a commencer respecter le concordat. Qu'est-ce que c'est que le concordat? Le concordat c'est un protocole d'accord entre lui et ses créanciers donc à chaque fin du mois dafa war di fay créanciers yi mu yoraloon ba noppi di respecter salaire am di respecter ay charges am te day metti ñi nga xam ne nag ñoo fi nekk ñuy advance yàgg nañ fi ndax tamit seen yéene moo doon ñoom tamit suqali kër gi mais bi ñu ñëwee ba léegi dañu ñoom indiwuñ fi dara te bëgguñu def benn miracle ñu gis ne kon donc comme que fii ak ñu jëm noonu buñ ci teelul wax autorités yi wax ci mën na indi ay tolof-tolof te bu boobaa ku xool xam Transrail bu tëjee conséquences yi mu nar a engendrer kon donc ku ciy dox di wax ku nekk ñun vraiment dañ lay ñaanal yàlla jàppale la mais ñun ñuy wax ak yow ñu war a xam ñoo gën a xam fi entreprise bi toll parce que une entreprise qui faisait 35 trains par mois 40 trains par mois bu demee bay def 20 trains par mois là ça devient très grave des chiffres d'affaires de 1 milliard ki doon def 1 milliard 500 par mois à 1 milliard 800 su demee bay def 1 milliard à 900 millions te masse salariale am dafay évoluer à 600 et quelques millions kooku buñ ci gaawal mu tëj. man maa ngi tudd Sokhane Ndiaye donc Doudou Ndiaye sama docteur Ndiaye c'est mon beau-frère li ma xam ci moom mooy dafa baax dafa yaatu dafa bëgg nit bëgg jabaram bëgg ay doomam bëgg famille am bëgg peuple thiessois donc nit ku dëggu la ku jub ku fonk liggéey ku constant ndax ma ko xamee ba léegi depuis 2003 damay gis ni que musul jël vacances donc du lundi au vendredi dafay liggéey samedi mu xëyaat Thiès dimanche mu seeti ay mbokkam loolu li may gis nit yu def loolu bariwul ba pare li ma xam ci moom mooy alalam du ko boole kenn donc dafa taxawu njabootam taxaw ay dëkkandoowam taxawu ñépp ci sutura donc da ngay dégg rek mu du doxantoog xaalis donc mosoo gis ñu ne mu génn xaalis jox ko nit donc da ngay dégg rek ay témoignages ci moom donc nit koo xamante ne dama ko naw donc c'est un exemple de citoyen donc te lu mu dugg nii mooy politique xam naa ne su duggee tournure bu politique am Sénégal ak peuple sénégalais nu ñu maturé moo tax mu dugg ci parce que xam na ne que peuple sénégalais léegi képp koo xamante ne politique dañ ci duggee dëgg jàppale ci askan bi dinañ la fal et puis dinañ la jàppale. parce que dafa nekk nit koo xamante dafa nekk nit ku xarañ ci liggéeyam mais daf ma taxawu bu ma nekkee ci diggante ba nga xamante ne dafa dem ba moom sax daf ma mujjee bàyyeek ak benn équipe boo xamante ne équipe bu compétente la mu dem këram daw di julli di ma ñaanal pour yàlla génn ma ci situation bu ma nekkoon loolu nit koo xamante ne nit kuy surpassé boppam moo mën a def loolu ak nit ku bëgg nit donc loolu mooy loo xamante ne lu ma gën a touché ci moom la. loolu du loo xamante ne si man la ko yemale donc chaque jour may dégg ay témoignages yoo xamante ne ñëpp la koy defal ba ci xale yi ci mbedd bi ñëpp la uuf dafa créer association jabaram tamit dafay dimbale jabaram parce que ndey ji daara la te loolu xam naa ne Doudou Ndiaye ñoom en fait dañu nekk couple boo xamante ne couple complémentaire la Doudou Ndiaye su jàppee fii Madeleine dañ jàpp fii ci des. soo xewlee maa ci jiitu su ma xewlee yaay njëkk a teew xool naa xool ba xamee naa la
way ku nekk daal kala yàlla jagle